Ousmane Sonko Cour suprême gàntal na recours bi mu fa yóbbu woon kalaame Macky Sall mi ko rajee dàq ko ci fonction publique bi léegi àtte bi jeex na du mujj fenn. réforme foncière bi li mu xelaloon président de la république Macky Sall ca rapport ba tey kenn jëfewu ko ay kuréelu société civile di ko ñaawlu nag bëgg ñu sàmmonteeg moom. fanweer ak ñett ci kuréel yu bokk ci société civile ba tey fas yéene bokk ci marche bi am suba ñoo lànk ñoo bañ ñaawlu yokkum courant bi ak bëgg gouvernement bi génnee kaso bi. kii di Babacar Diop ak Guy Marius Sagna ak ñeneen ñi ñu ci àndal campagne upp njaayum gerte gi dajeek coow ci ni ko gouvernement bi di séddoo ci seen biir bu ñu yeggee ci séddalem jiw mi waa forum civil ni yàgg nañoo wax nañ seetaat doxalin wi ñaareelu pàcc bi tàggat yaram lay doon quartier vert rek li ci yéenekaay yi. Ousmane Sonko dafa yóbbu woon ab recours ca conseil cour suprême ngir nag bëgg mu daal di xoolaat rajo gi ñu ko rajo woon ci fonction publique bi tey jii nag lañ doon mottali atte boobu ci la ñu xam ne nag ni moom perte na ko maanaam la mu yóbbu woon bëggoon ci doon ci mébét ñu xoolaat gi wax na ni kon jox nañ ko ngant mënu ci am lu yeesu loolee nga xamante ne ni moom la ci président de la république dogal. policier bi nga xam ni moom moo xaru démb nag jamatoon boppam ay ciseaux ca marché Sandaga moom nag dafa mel ni ñi ngi xaar autopsie bi fi mu ne nii mu nekk ay résultats yu njëkk yoo xam ni jotees na ko ci xibaar bi mi ngi soog a yegsi Pape Bes Diba maa ngi lay nuyu en direct. ma Kumba comme ni nga ko waxee rek noonu la autopsie bi résultat yi génn na li ñu xamle daal moom mooy dafa jël comme nuñ ko waxee woon peeru ciseau jam ci boppam maanaam mooy objet dur et pointu bi mu defee loolu nag ci biir bi bari na daal loo xam ne ni da ko ci yàq mu am hémorragie bu abondante sa deret bu bari moom moo ci génn loolu daal le médecin bi conclure ci autopsie bi nga xam ne ni kon amoon na ko waa Dantec médecin légiste bu Dantec moom ñoom ñoo ko def ba police jot nañ résultat yi xam naa ci gëneen jotaay xibaar yi Makumba dinañ ko gën a yaatal. jërëjëf Pape Bes Diba jeneen jëya ju xewee ca Mbàkke ab cantine boo xamante ne nii dañu ko dajji di bitig bu mag ñu ne la ñu fa yóbbu toll na ci million Marema Diop. station MK Excellence bi nekk ci Mbàkke boole askan wi yeewoo ci gox bi yëpp ni gi tey ci suba si li waral lu ni mel nag ab attaque boo xam ne am na fa démb ci guddi mel ni ab film ay gone yu góor nekk ci ab 4x4 bu weex daal di nëbb seen ay kanam yoret ay gànnaay jaasi ak it arme ñoo ñëw def ñaawteef yooyee daal di fa yóbbu nag lu mat 3 millions ki nga xam ne ab taximan la di Fàllu Ndiir dara nag ump ko ci yëf yi. ñëw taxaw ci station bi ñu taxawee gars yi cëppeelu ñu yor benn 4x4 bu weex bi ñu cëppeeloo waa ji taw tourné jàkkaarloo ak man dóor ma bal tel yeneen gars yi pénétré ci la jël jaas bi mu yoroon dóor ko ci vitre bi toj. ñaareelu attaque bu ñu nemmeeku ci semaine yi dong lu ni mel waral askan wi di yeewoo ci gox bi daal di ànd ak njaaxare. dafa mel ne léegi banditisme bi fii la ëppee doole quoi que Dakar parce que léegi insécurité bi li muy gën a bëri mooy ni ñuy joxe dëkkuwaay ak yooyu dox dajala ak yooyu teg Touba dafa dem ba nekk capital économique fi mu nekk nii damay ragal na sax bu ñu jógee ci station yi ci kër yi la ñuy jëm parce que en tant que bëccëg ñuy agressé ay bijouterie ak lu nekk te ñun ci koñ bi lañ dëkk mais vraiment loolu moom état bi war nañ cee jóg parce que fii amul raafal amul dara. ñàkkub kaaraange bi di wëy ci diwaan bu Mbàkke ak Touba loolee nag tax askan bi daal di tiit lool ñuy sàqu ci autorité yi ñu gëstu leen Marema Diop fii ci Mbàkke RFM. ca Touba itam Marema Diop bokk nga ci ñu fa toogal. nga ñuy yëgal ni am na beneen cong boo xam ne moom itam am na fa ñu dugg ci ab station service ca quartier Baylaat bi ci guddi daal di fay yóbbu bi Baylaat mooy bii am na beneen boo xamante ne ni itam am na fa di beneen cong. ñu wax ci ñi nga xam ni dañuy dem ca immigration clandestine te démb ñu leen doon xibaar ne nag am na ci gaal goo xam ne jàppoon nañu ko ci fii ci Soumbédioune. fanweeri nit yi nga xam ne ñu ngi ci jàppoon ba léegi nag ñu ngi ci garde à vue ñu téye leen nag laataa ñuy xool ba xam nan la ñuy def ak ñoom fanweeri minute ak ñeent moo tegu ci ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. RFM rajo askan wi. ñaari at gannaaw rapport bi nga xam ni commission réforme foncière déposé woon na ko ci taabali njiitu réew mi mu santoon leen liggéey bi ndax foncier mën naa jur coow lu bëree bëri ci réew mi fan yële président de la république nee na li muy jot ci tawat looloo ko ci gën a ëlëm. ay société civile yoo xamante ne ni daje nañ tey ji nag bëgg rapport boobee la mu waxoon ñu jëfe ko ñooy ñaawlu nag yeexaay bi
ca Tëngéej la amee woon Abdou Diouf Diagne. dëkku kaw yi ñu ngi am ay jafe-jafe ci wàllu suuf ngir mën a amal seenu mbay ñeneen ñoo xam ne duñ ay baykat ñoo dëkk di ñëw di jël seen suuf sooselee muy loo xam ne nag métti na lool. Babacar Diop moom mooy administrateur bu conseil national de concertation des ruraux. jàpp nañ ni suuf bi ni ñu koy doxalee teguwul si yoon jàpp nañ ni aussi ma xejj ak ma xojje moo si am ki war a séddu ñaare day ñàkk séddu keneen ki nga xam ne nag mooy ma xejj day ñëw jël li ma xojje waroon am. ngir xeex lii nag moo taxoon ñu indi waxtaan wu rëy jëm ci wàllu suuf si wante la ca tukkee ci ay dogal boobu ba léegi njiitu réew mi waxu ci dara lu ni mel sax jaaxal na ki nga xam ne mooy Mariama Sow mooy PCA bu Enda Tiers Monde. lépp loo xamante ni day tax monde rural am épanouissement loolu nag am na liggéey bu ñu defoon ndax coow li bari woon na accaparement de terre par-ci par-là bu ñu dogmal réforme bi tamit xalaat bi rafetoon lool parce que c'était une réforme participative inclusive boobu ak léegi amul njeexantal. plan Sénégal émergent bi nga xam ne nag njiitu réew mi mu ngi koy jóobe fu nekk mënta dem tànk li nga xam ne mooy jafe-jafe ci wàllu suuf fa saafara wuñu ko ki gisee noonu di Amadou Kanouté moom mooy directeur exécutif bu SICODEV Afrique. benn investisseur du jël ay milliards dugal ko ci suuf si te fekk le foncier n'est pas stabilisé bu ñu bëggee PSE daw il faut que ñu stabiliser le foncier te li mën a stabiliser le foncier mooy approche bi nga xam ne moom moo ko woote woon approche inclusive approche consensuelle. ñi nga xam ne nag dañoo bokk ci société civile bi ak ay kuréelu baykat ñi nga xam ne nag dañoo nekk ci kuréel gu ñu duppee cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal dañ doon amal ab assemblée générale ca Lac Rose. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. jërëjëf Abdou njàng mi tey jii grève bi nga xam ne CUSEMS ak SAEMS tàmbali woon nañu ko Salif Sow xëyoon xooli ci école ya ci diwaanu Guédiawaye téeméer boo jël genn wàll nga jàngale wuñ li ñuy laaj di ndàmpaay yi ñu leen war a jox ci wàllu examen yi ñu teewlu ci reportage am. ca lycée Sidina Limamou Laye bu Guédiawaye cellu gi mooy grève bi fii saf na fi sàpp loolu Amadou Ba mi fi toogal CUSEMS moo koy dëggal. sur 89 professeurs yoo ñëw tey 6 rek ñëw à 9h. bi ñu laajee ñoom ñu ne naa amoon devoir bu ñu programme woon moo tax ñu ñëw. dëgg la école bi sonn na waaye taxu koo xoox loolu proviseur bi mooy dalal lay xel yi noona Mandaw Mbaye. boo ko xaymaa daanaka tolloog téeméer bu nekk ñeent fukk ba ci juróom fukk léeg-léeg sax mu ëpp ko selon les niveaux ñoo suivre grève bi mais nag am nañu ay quelques classes yu fonctionné quand même. ni fii ci lycée bi la yeneen lycée yi nekkee ci département bu Guédiawaye njàng meeg njàngale mi sooxee na fa ci bëccëgub tey bi ak démb bu baax a baax Amadou Ba moom moo jiite CUSEMS ci diwaanu Guédiawaye. méthode bi ñu ne ak waa SAEMS la léegi ñi suivre ñëpp am na sax ñoo xam ne sax nekkul CUSEMS mais ñu ngi suivre loolu rek lycée Pikine lycée donc LPA même Pikine Est également cours am. jàngalekat yi la ñuy laaj mooy seen ndàmpaay yu jëm ci wàllum examen yi la ñoom ñu taxaw fas yéene xeex ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekkee CUSEMS ak SAEMS day nee ñu fas yéene wu ñoo bàyyeeku. la suite mooy ñun vendredi suba dañ def un point bu nekkee am na benn collègue boo xam ne jotagul empaayam ñun ñu continuer grève bi mel ne luy wéy élève bi nga xamante ni classe terminale lay def ñu fekk moom képp mu toog ci ëttu école bi lee moom nee na grève professeurs yi dañ koo ruubee bu baax jaxase ko. 2017-2018 visuel en voyant les résultats c'était pas bon à cause des grèves cette année si on fait grève je pense ça sera pas bon. jàppante ci diggante enseignants yi ak gouvernement bi moo waral ba ndongo yi toog nañu ñeenti fan yoo xamante ni jànguñu ko ba coow li doo rek léegi di maanaam ñaari ayu bés ca gannaaw. Salif Sow Guédiawaye ngir rajo Futur Média. journée mondiale de l'enseignant tey jii la ñu ko doon màggal doon ko booleek journée nationale de l'éducation de la fille ndaje mi nag amee woon ca théâtre national Daniel Sorano ñu daal di fay sargal ay enseignants yoo xam ne dem nañ à la traite waaye ràññeeku woon nañu lool ci seen jamonoy liggéey ci xeex ngir njàng mi jëm kanam am na ci ñooñ toppal nañ leen ordre national du Lion. wéegi yéen ci xibaar yi ba léegi ak ñaxtu bi fanweer ak ñett ci ay kuréel yoo xam ni ñoo doxañu nag ci ñoo lànk ñoo bañ suba ak jàmm la ñu woote ndaje moo xam ne bëgg nañ mbooloo mu bëri teewe ko ngir gouvernement bi dellu ginnaaw ci courant bi mu yokk ba noppi ñi ko doon xeex ajuma ju ko jiitu woon ñaareel ba muy fukki fan ak juróom ñu daal leen di bàyyi ci kaso bi nga xam ne dugal nañ leen ci Umu Kalsoom li kuréel gii di ñoo lànk ñoo bañ ngi waajal benn doxu ñaxtu bu rëy ëllëg ci aljuma ji ngir naqarlu yokkute gi am ci njëgu courant gi Oumar Wali Zoumarou nekk membre ci collectif bi. ne nguur gi dellu ci ginnaaw ñu ngi ciy jiital di ci wax ak président de la république mi ndeyu mi limi nañu dellu ginnaaw ci wàññi yokk bi ñu bëgg a yokk courant bi duñ ko nangu tey duñ ko nag ëllëg ndax xam nañ ne bu ñu jógee ci courant ci ndox mi lañ jëm bu ñu jógee ci ndox mi après xëy na peut-être lépp li nga xamante ne Sénégal yi dañ koy soxla leneen ñi dem te nit ñi sonn nañu sonn boo xamante ne taluñu yokk li ñuy tal mooy wàññi ak yokk payooru liggéeykat yi. kuréel gi dajale na ci lu toll fanweer ak ñett ci ay organisation mi nga xamante ne leen rek leen tax a jóg
muy soxla askan wi ñoom ñi le bëgg nañ itamit ñu bàyyi Guy Marius Sagna ak i njoñam ñi nga xam ne dañ doon manifester ca giri Palais ba. ñu jàpp leen tëj tas leen ci kaso yi ci réew mi comme fa ñuy tëjee defkatu ñaawte fi maanaam ñiy defar ay faux billets de banque ak ñi nga xamante ne dañuy rey nit ñi donc ñooñu fañ leen yóbbu lañ leen yóbbu ci ñoo xamante ne defuñu lenn lu dul di mandargal li nga xamante ne charte réew mi ndeyu charte réew muy constitution moo ko mayee sénégalais bu am looy bañ am nga sañ-sañ nga doxu ñaxtu doo yàqal kenn doo dóor kenn doo saaga kenn mais keroog loolu fa am tey jii ñooñu la ñu jàpp tëj leen ci kaso bi te ñëpp di ko ñaawlu. membre kuréel gi ngi woo njiit yi ñu soppi doxalin ba noppi jëlee fi décision bi ñu jàpp ni jaarul yoon ñoom ñi ne dañoo jàpp ne sénégalais yi ñu bari ñoo ngi jooy dundu gu cher gi. am na nag ñeneen ñoo xam ne fi mu ne nii li leen gën a ñor moom ci wàllu ñaxtu bi mooy dépollution baie de Hann maanaam tefes gi ca Hann nan la ñuy def ba salte bi wàññeeku bu baax a baax ndax directeur ONAS office national de l'assainissement du Sénégal dafa expliqué ni moom ci ab réunion bilan am na ci loo xamante ne nii jur na yaakaar ak agence française de développement xaalis bi nag jàppandi na waaye boobee ba léegi mënuñoo fexe rek ba daal di ci jot mu xel ci ñaar lool bu baax a baax moom Mbacke Seck ñu déglu ko ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jeen. ñun dañu ànd njàqare ak tiit ak incompréhension parce que projet bu mel ni baie de Hann ñu koy tëgg depuis fukki at ak juróom gouvernement Sénégal président de la République jiite ko wane ni moom am na yëg-yëg pour que li am baie de Hann jeex ñun population ñu ñaan ko loolu réew yu mag yi am doole mel ni France wala Union européenne andi seen koppar di jàppale Sénégal lépp lu ñu waroon def ci wàllu technique yi def ko ci ba étude yi jeex desul lu dul tàmbali liggéey bi yëf yi di am jiixi jaaxaa ba am na ak yële passé kenn ku andi woon xaalisam ko tudde Banque européenne d'investissement dem yoonam yóbbu xaalisam fu mu nekk ni AFD ak waa Hollande ñoom aussi ñoo bëgg a yóbbu seen xaalis parce que yàqu-yàqu bi ak tardé bi kenn xamul fu mu jóge ñun daal li ñuy ñaan fu mu ne ñuy ñaan ko kilifa yi mooy dañu bëgg projet baie de Hann mu démarré mu tàmbali nit ñi xam ni tàmbali na liggéey bu tàmbaliwul danañu def lépp lu nga xam ni war nañ ko mun def ci wàllu yëglu ak yëglu wane ni que li ñuy dund metti na doy na yëgle ki nga xam ni moo mun a joxe ndigal pour liggéey bi tàmbali mu yëg ni ñun am nañ lu ñu naqar te bëgg nañ liggéey bi tàmbali mais fii ñu toll daal naqar ak tiis dëgg la ñu am danañu woo taskatu xibaar yi pour ñu jottali suñu bëgg-bëgg ak suñu yéene ñu jottali ko njiitu réew mi bu ñu jógee ci loolu dañu takk morceau yu xonk fépp fu ñu war a dem taxaw muy ministère de l'assainissement wala direction ONAS wala fépp fu ñu war a mun a dem ba ñu dégg suñu kàddu danañu fa dem danañ ko waxtaan ki ñuy tardeel nañu bàyyi tardeel parce que danañ ko wax parce que li ñuy dund doy na sëkk. suba ak jàmm ñu fas ci yéene amal ñoom ña dëkkee ca gox ba ab conférence de presse jombul ñun itam fii ak 18h ñu àndaat ak yéen ci xibaar yi ci gën koo mottali. campagne njaayum gerte gi ren ji nag tàmbali ak i jafe-jafeem de waa Sonacos li ñu bëggoon amuñu ko ne dañoo gis ñu leen sut ci wàllu njëg ñoo xamante ne nii ñooy raafale gerte gi loolee lépp nag dajeeg coow loo xamante ne nii mi ngi mel ni tulleeg màlle ci waa APR yi ni ñuy seddoo jiw yi buñ ci yeggee ci quota yi kenn ku nekk li ngay am forum civil nag dànkaaf woon na fi bu yàgg ni nañu xoolaat mbir mi ni ñu koy defee ndax dara jaaduwu ci Abdoulaye Cissé. at mu jot même problème milliards yu bari yu ñuy dugal ci campagne gerte gi te du jur njariñ ànd ak coow lu ne kur forum civil teeloon cee artu ci ne am na mafia bu këppatal yëf yi mel na ni ki dégluwuñ ko Abdou Malick bu so forum civil la bokk. dañoo xooloon ne nguur gi ak nguur yi nga xamante ne ñoo ko jiitu am na alal gu takku ga nga xamante ne ñu ngi koy jagleel mbéy mi premier ministre dafa déclaré ne am na alal gu takku 380 milliards ak lu ko wees tuuti jagleel nañ ko monde rural bi pour dimbale leen à être plus performant effort yi muy def ñëwul ci ñoom donc am na benn mafia bu koy capté te mafia bi moo fi jiitu président de la république mafia bu yàgg la da ngeen gis ay ñuy yëngatu naan ñoo fi nekkal paysans yi seen bopp lañ ci nekkal foire boo dem ñoo fa ne ministre bi fu ministre agriculture génnee ñoom ngay seen ñu nekk wetam lii nag polémique bi lu mu feeñal mooy mafia boobu ñu doon njort mun nañ ci ne duut baaraam parce que ñoom ñi ngi wax ñu mel nañu jëfuur bu nu sàgganee du yem ci loolu rek ndax campagne bi lépp la ëmb ba ci mbay mi ba ci jaay gerte gi ba ci huileurs yi ci seen bopp Youssou Diallo mooy président conseil d'administration bu Sonacos. gerte mook coow ñoo ànd campagne gerte moom boo amul coow daanaka du campagne waaye nag fekk lu ay di njàmbat li nit ñi di wax am na lu ci nekk parce que campagne bi doon na ci jàmm ak salaam waaye ni nga ko waxee li ñu gis mooy point de collecte yi ñu joxe daanaka 80% yi xëy na doxagul ñaareel ba mooy ci wàllu njëg yi nga xam ni nguur gi fixé na ko muy 210 prix plancher gis nañ ni
njëg boobu daanaka jëndewuñ ko. dootul coowal ñaar ñuy xuloo di jiiñante ak a tamante dëmm ndax bu weesoo loolu yépp alali nguur gi la ba tax na Forum Civil ne responsabilité président de la République moo ca jiitu te moo war a woote pour leeral mbir yi Abdou Bousso. dafa jot nag président de la République taxaw saytu mbir mi parce que du mbir rek entre ñaari acteurs ñi ko faral ñuy xuloo mu yem ci APR déedéet mbir mi alalu réew mi la ak yorinu alalu réew mi yorin wi sellul muccul baaxul te dafa war a édifier sénégalais yi ci lii. campagne bu gerte ànd ak coow waaye nag ñu waroon koo dépassé ndax milliards yu ñu ciy dugal ngir mu jur njariñ la ci askan wi amal baykat yi it njariñ waaye ñoom mel na ni kii ñoo ci gën a tumuranke. tàggat yaram Abdou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadji. tournoi international savate box bu France dimanche ji incha allah ci Ndakaaru. loolee nag lay doon bulet kon mu am fii ci Sénégal ab tournoi la boo xam ne kon ñetti champion ci wàllu discipline boobule ñu naan ko boxe française moom mooy am fii kon ñoom ñoo fi ñëw bokk ci ñoom ki ñu naan Mohamed Diaby moom nag daanaka ku ci xarañ la jokkoo nag Cheikh Tidiane Diagne ñu déglu ko. de pouvoir présenter un événement qui est une première en Afrique parce qu'il n'y a jamais eu en Afrique événement gu ni mel guléet muy daal di am Afrique ndax savate ak boxe française bi nga xamante ni moom la ñuy def mosuñu ko organiser fenn te loolu li ko waral moo di man Sénégal fii laa résidé ndax ci dool yi tamit ma am samay activité fii seq jàmm ki nga xamante ñoo di fédération bu yore mbir mi fii nii ci Sénégal ba tax na daal ñun mbir moomu boo xoolee ba xool daal dana am ay champion yu bëri nga xamante ni nañ daal di ñëw ngir daal di ko teewee man nag jàpp naa ni du doon sama mujj combat xëy na nag danaa bàyyi li nga xamante moo di savate waaye boxe anglaise moom damay wéy di ko def. Ce sera peut-être ma dernière bataille. football CAN 2025 bi wala. ñu di ko footballé ci Guinée. waaw Guinée lay amee loolee tey jii nag la ñu ko fësal liggéey bi nga xam ne nag jëm na ci wàllu defar lépp loo xam ne ay stade la foofee loolee daanaka mu ngay dem bu baax a baax Conakry kon nuppi na ngir su yëf ya jotee mu mën koo dalal ci anam yu mu gënee suñ sukkandikoo ci Abdoulaye Dabo moom mooy rédacteur en chef. bu chaîne privée boobee nga xam ne moo di 6TV nekk ca Guinée ñu déglu ko ak Soda Thiam. lu mat a laajte la quoi loo xamante ne ça intéresse tout le monde képp ku nekk Guinée fii bu ñu la nee dañuy organiser 2025 question boobu ngay posé wu parce que li fi nekk doyagul mais xam nga nguur moom bu jógee ci benn projet def ci def kenn tu lay kattanam pour mun a réaliser défi boobu. bon fii nag li fi amagul mooy benn stade am na ay dëkk yu ñu ciblé pour mu nekk ay sites yooyu nag amagul ay stade fonctionnel mais ñoom dañ ko def un problème d'honneur un problème de souveraineté ba tax na daal dañ fas yéene respecter les engagements les cahiers de charge de la CAF de la FIFA et cetera pour mun a pare en 2025 waaye nag vraiment liñ ci mun a wax mooy liggéey bi moom dina bëri trop ndaxte war nañ jóg ci yoon yi war a tabax ay aéroport war a tabax ay hôpitaux war a tabax ay stade war a seet problème énergétique les problèmes de télécommunication yooyu yëpp di ay problèmes yoo xamante ne dañ koy jànkonteel fi ay difficultés yoo xam ne dañ koy jànkonteel fii en Guinée mais voilà ñu toog rek yaakaar ne ci gouvernement bi jógee def li ci war xëy na 2025 na fekk dëkk bi pare. Ablaye Dabo ñu wax ci Sadio Mané lii nag raaya la woo xamante ne nii wu mu jot la di africain bi nga xam ni moo gën a xarañ ci wàllu tàggat yaram ci continent bi. lii ko waral moo di fédération di mbooleem mbootaay yoo xam ne ay tàggatkatu yaram ñoom ñoo ci bokk bépp xeetu tàggat yaram ñoom ñoo booloo jël benn raaya ne ko bii yow yaa ko moom dafay firndeel ne sportif yi nekk ci Afrique yëpp yow yaa ci gën a xarañ. tey jii nag la ñu doon présenté li nga xam ne moo di trophée boobule ñii nga xam ne ñoo di waa ministère des sports te kii di jëw wala boog ki ñu dénk fédération bi di maître Augustin Senghor moom moo doon présenté boobule raaya jëwriñ bi ñu dénk wàllu tàggat yaram fii ci réew mi. moom Sadio Mané moomee su yëf yi doxee lii ñuy rumandaat kon su anto dina bokk ak ki nga xam ne moo di Minamino ab terrain di football farandook moom ndax Liverpool nee nañu avancé nañu bu baax a baax ci lijjante fexe ba doomu Japon boobee nga xam ne jamono ji ci Salzbourg la nekk mu mën leen fekk si foofee ca Liverpool déwén ci weeru janvier bi ñu jëm waaye loolee nag antogul waaye avancé nañ ci bu baax a baax moom Minamino nag ab milieu terrain la boo xam ne xarañ na lool ci wàllu football ñu ne lu jege juróom-ñetti millions ci ay euro moom la ñu koy bëgg a jënde
ci wàllu football ba léegi ak fële ca Italie Gennaro Gattuso xam ngeen ko footballeur bu dëgëroon la nekkoon ca Milan AC ay jamono mujjanteel ga mu nekk entraîneur moom la ñuy njortu ne jamono ji sax signé na ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Naples war a kon yor équipe ñoom Kalidou Koulibaly yeneen i xibaar ci wàllu woowu ci kanam lay doon. ci wàllu ligue européenne de Europa League moom la ñuy jeexalee ak jongante yi nga xam ne ñu ngi koy xaar ci kanam tuuti. bokk na ci yoo xam ne am na solo moo di Apoel Nicosie ak Séville waaye jàpp leen ne doomu France yi moom éliminé nañ leen ba noppi Rennes dafay dalal Lazio ci kanam tuuti. ñii di waa Saint-Étienne itam ñoom daanaka toog nañu waaye dañuy dem fële ca Wolfsburg ci kanam lay doon su 20h jotee. jërëjëf Abdou Diouf Junior. RFM. quartier vert ñu ànd ceeg Amadou Sabar Ba. dalee na jàmm ci quartier vert. xeex lépp li nga xam ne mooy ñàkkum garab ci région de Louga loolee ñor na ñi nga xam ne ñooy organiser festival international de folklore et de percussion ci loolee sax dinañ amal ay campagne jëmbat garab ci biir Louga ñu teewlu ci Abraham Paul Pouy. Promalo wu FESPOP festival international bu folklore et de percussion de Louga ñu fay jëmbat garab at gu nekk ci ab terrain boo xam ne dañ koo aar ak grillage ngir mën a toppatoo garab yi mbëbët bi mooy ñu mën a xeex ak lu ñuy wax désertification suñu sukkandikoo ci Ahmed Diaw moom mi nga xam ne moo yor programme éducation citoyenneté mondiale ci FESPOP di xamal ne désert bi ni muy avancé fii ci Sénégal ab réalité la looloo tax ku nekk war na mën a jëmbat garab ngir xeex ko. 2017 planté nañ fi 500 arbres fruitiers année 2018 tamit planté nañ fi lu mat 50 arbres fruitiers année 2019 def nañ fi 425 arbres. limu garab yi nga xam ne ñoo ngi koy jëmbat ci Louga am solo lool waaye dafa mel ni ba léegi des na lii tax ba Ahmed Diaw ne nañu gën a waxtaan ak askanu Louga. am na fi waaye ni mu fi waroon a amee daal ameewu fi loolu aussi maanaam sas la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Louga. pour Louga mën a nekk ville verte te ñu xeex tamit li ñuy wax désertification moom mi ñaan ku nekk dugal ci loxoom ci xeex bile. population yëpp kenn ku ci nekk war nga au moins jëmbat benn garab di ko toppatoo. responsable programme éducation à la citoyenneté mondiale ci FESPOP di woo njiit yi ak askan wi ku ci nekk dugal loxoom bu baax ngir ñu mën a xeex désertification. ñu desandi foofee see Ñambour sax ak inspecteur régional des eaux et forêts bi nga xam ne sax mooy dëggal ñàkkum garab ci foofu noonu pour xeex li ni mel nag commandant Mamadou Badji di xam ne faw ñëpp dugal ci seeni loxo rawatina ñi nga xam ne ñooy collectivité territoriales yi lëkkaloo ceek waa eaux et forêts ñu teewlu ko. soo jëlee par exemple collectivité locale yi xam nga ñoom am nañu sañ-sañ délibéré di joxe ay suuf waaw moo leen ko jox mais nag suñ koy def il faudrait ñu tenir compte yeneen acteurs yi c'est-à-dire que yeneen acteurs yi teew ñu xam ñiy équilibré seen li ñu war a inclure si seen PCD. jóge Ñambour dem fële ca Ndangaan Sambu ca région de Fatick foofee ay cours lañ fa amal maanaam ay jàngat jëmale ko ci lépp li nga xam ne mooy mangrove mu dajale woon nag ay gëstukat waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy conservateur des parcs nationaux loolee nag ñi ko amal di Westland International Afrique ñu lëkkaloo ceeg waa Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu teewlu ci reportage yu Aminata Goudiaby. formation boobu nag ñi ko teewee woon ñi ngi jóge ci Sénégal ak sax ca Guinée ay chercheurs lañu ak itam ay conservateurs de parcs nationaux lu tolloog fukki fan nag ñu ngi leen doon formé ci ni ñuy aaree mangrove bi rawatina ci contexte bi ñuy waxee exploitation pétrole ak gaz Mawadou Wade moom mooy directeur des programmes bu Wetlands International Afrique. li ko waral nag mooy mangrove dafa nekk loo xam ni daf ñuy aar ci douche yu mag yi di ñu moo tax ñun tamit ñu ne nañ fexe ba ñi nga xam ne ñooy gérer mangrove bi ci terrain bi ñu gën leen a jàppale yokk seen xam-xam gis nañ tamit ni exploitation pétrole bi ngay dégg Sangomar offshore 100 kilomètres ci biir la donc loolu yëpp dina am impact ci mangrove bi. cours boobee nag waa Wetlands ñu ngi koy joxe ànd ci ak waa Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru professeur Alioune Kane moom mooy responsable scientifique bu master en gestion intégrée développement durable. ñun nag université dañuy ñëw jàppale leen ndax ay étudiants wala même seen professionnels yi jéem a yaatal gëstu bi pour ñu gën a xam milieu bi nan lay demee yaakaar
xaar a ngi si tefes gi pour suñ dee def développement ñu préserver bu baax tefes gi. Mariam War kenn la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon teewee formation bu ni mel moom nag conservatrice de parcs nationaux la mu ne xam-xam bi ñu jëlee ci formation bi dana tax ñu gën a mën a saytu seen aire marine protégée yi nga xam ne moom lañ leen dénk. ay xibaar yu soxal COP25 ba ñuy amal ca Madrid ca Espagne ministre africain yi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum environnement ñoom ñoo ci daje woon ay bés yi ñu génn amal ay waxtaan ngir Afrique rek am benn baat ci lépp li nga xam ne moo soxal lii di environnement bi boobu la réunion de haut niveau nag waxtaane nañ fa ponk yu bari bokk na ci lépp li nga xam ne mooy financement climatique ñu déglu Abdou Karim Sall nekk ministre de l'environnement bu Sénégal ci micro service communication bu boobu les ministères. Délégation africaine dañu ñëw bokk jotaay pour harmoniser nos positions mais également pour def le point si état d'avancement décision yi nga xam ne yi am fii ci COP25 bi li nga xam ne moom mooy le fonds d'adaptation reconstitution fonds boobu dafa nekk benn question boo xam ne mu nekk à l'ordre ci li nga xam ne moom mooy COP25. quartier vert jeex na di sant Aminata Goudiaby Abraham Paul Pouy Aïssatou Sow ak cellule communication bu ministère de l'environnement dig daje alxamis bii di ñëw.